ayca mu ngi noonu gan gi teew na yàgg na mu di soxna Khadija Sall soxna si Sall bisimilah ñu ngi lay dalal jàmm ci plateau info matin. asalaamaaleykum. waaleykum salaam. mu mel ne yow yaa yor kaddu kuréel gi nga xam ne moom moo ëmb nit ñuy duppee médecin urgentiste di yëngatu ci wàllu maanaam ñi nga xam ne dañu xaw a sonn wala ñi nga xam ne dañuy egg si bees hôpital seen liggéey xam nañu ko metti na yombul tey ak jamonoy corona bi seen quotidien lan la comment vous vous sentez moralement psychologiquement mentalement physiquement sur tous les plans. donc comment on se sent psychologiquement mooy métti na mënuñu wax leneen lu dul métti na parce que bu ñu nekkee ci bientôt at ñu nekk ci benn situation boo xam ne day yokk liggéey bi day yokk horaire yi donc mënuñoo wax lu dul métti na donc mais teewul nit ñaa ngi ci taxaw équipe yaa ngi def lu ñu mën ñoo ngi def rotation yu baax donc ñoo ngi yaakaar tamit que dina wàññeeku ak dina dal. soo nee xëy na horaire yi métti na horaire yi lan la li ngeen doon liggéeyee ci njoxteel li dafa soppeeku rythme bi moom moo infernal ba pare tamit xëy na xam nañu dund ak présence jàngoro bi. waaw loolu yëpp la parce que rythme bi daanaka soppeekuwul parce que rythme bi ça dépend déjà ci fi nga nekk ku nekk service am ak ni muy fonctionner ñenn ñi dañuy def 24 heures am ay repos ñenn ñi di def ku nekk ak sa ni ñu doxalee sa rotation bu loolu weesoo tamit forcément psychologiquement bi impact bi feebar bi lay doon ak cas yu bees yi ñëw ak yeneen yi nga doon gérer tamit mu ngi fi yeneen urgence yi ñoo ngi fi donc feebar bi day indi yokkute ci urgence yooyu. donc ñi ci gën a bëri ñi nekk ci pré-hospitalier bi ñu nekk ci structure d'accueil yi comme ni nga koy waxee mooy accueil des urgences moom la ñu ñi di faral wax urgence yi hôpital parce que mooy porte bi njëkk ñooñu ngay njëkk a jot donc ñooñu ñëpp dañuy gis que ñi doon affluer ci ñoom di gën a yokku donc forcément liggéey bi day gën a yokku charge de travail bi ci ni ma ko mën a waxee xaw ma ni ma ko mën a tënkee ci olof mooy gën a yokku maanaam daal sas bi waa day gën a yokku est-ce que tamit du ngeen am ay xëy na ay quelques craintes parce que yow malade bi ñëw ci yow nekk urgence xam loolu lu mu indaale. waaw mais loolu quotidien wu urgentiste la. baanaka bépp malade buy ñëw doo xam lu mu indaale. rawatina bu ñu ko waxee xëy na ci anamu corona bi. moo tax waaw ci anamu corona forcément mais am na ay jumtukaay yoo xam ni ci domaine u maladie infectieuse dañ koy yàgg utiliser donc am na ay équipement yooyu sol yoo xam ne daf lay aar daf lay protéger bu ñu seetloo sax bëriwuñ ci ñoo ci xam ne am nañ ci doomu jàngoro bëriwuñ bu ñu xoolee ci ñun peut-être daanaka ay juróom la ñuy doon ñoo ci am ñoo xam ne wàll nañ leen donc. loolu mooy wone que ni équipement yi efficace na am na efficacité. ñi ngi wax ni feebar bi dafay jaba jonge ak deuxième vague bi dafa gaaw a wàllante est-ce que yéen ci seen wàllu urgence bi ngeen di yëngu seetlu ngeen lim yi takku yi ñëw hôpital. waaw seetlu nañ lim yu takku mais ba tey ñi ñaa ngi xayma di seet di jàngat lan moo waral lool mais li ñu gën a seetlu du sax lim yu takku yi dëgg na lim yi takku mais li ñu gën a seetlu mooy que ni. cas grave yi mooy yokk beaucoup plus ak décès yi ñooy yokk beaucoup plus loolu lañ gën a seetlu xëy na tam loolu tamit ci stratégie bi la wala ci li nit ñi léegi di yéex a dem parce que par rapport ak première fois bi nit ñi dañ doon képp ku ko am wala képp ku laalante ku ko am sax day teel a dem ci district am teel a dem defi testam teel a xam situation léegi dañ seetlu que ni xëy na dafa wàññeeku ci population bi dañuy yéex a dem ba tax na ñuy egg si stade boobu donc loolu moo gën a bëri ci lu ñuy seetlu. est-ce que loolu amu leen ci jaaxle ci personnel bi est-ce di def face ak maanaam ñëw ñi di ñëwandoo noonu est-ce que personnel bi doy am na fa pour mën a dékku ñi ñëwandoo yëpp ak cas grave yeeg yooyu. bon personnel bu doy loolu moo mënagul am ndaxte spécialité bu ndaw la. bi ñuy commencé daanaka 2010 la woon donc mënuñu góon bëreeguñu noonu. donc forcément personnel bu doy duñ ko mën a amagum même face urgence yi ñuy am. daanaka chaque jour waxuma laag nag ci période pandémie bi. waaw Astou dafa am souvent lu may bëgg a laaj parce que damay dégg ñu naan urgence voilà donc bu ñuy wax souvent urgence. boo koy jéem a tekki mooy lu jàmp. mais yéen seen liggéey rawatina ci jamono ji nga xamante ne wax nga ko léegi cas grave yi dafay yokku ci lan ngeen ko accès lan lu wund exactement.
si lan la accès daanaka ci ci pandémie bi wala ci pandémie bi de façon waaye particulièrement parce que xam nañ seen liggéey. mais ci jamono ji nga xam ne dañuy wax mbas mi di coronavirus lan moo ci seen taxawaay. suñu taxawaay en fait ay protocoles yu ñu tëral la. daanaka ay charte depuis bi feebar bi amee ministère de la santé dafa taxawal ay protocole am maanaam. urgence bi par exemple bu dee SAU bi wala ki nga xam ne mooy pré-hospitalier moo nekk ci ambulance bi ku ci nekk dafa am fu muy yëngu ci wàllam ma jéem leen ci expliquer tuuti par exemple ki nekk ci pré-hospitalier moom xam na ni par exemple am na ñun jagleel ñoo xam ni dégg ñu naan la wooteel 15 bu dee da ngaa am jafe-jafe nooyi wala yooyu am na ñun jagleel ku nekk sa rôle kooku xam na ni boobu moom moo war a daw moo war a déployer wu moo war a gérer du début jusqu'à la fin. service d'accueil bi tamit xam na ni malade bi ñëw mu soupçonné que dafa am kii xam na test yi mu war a def xam na fu mu ko circuit bu mu war ko jaare fi mu koy def li ñu naan pré-Covid maanaam wóoragu ko ni am na corona bi waaye dafa njortati moo ngi ci moom. kooku daal di koy installé bu demee ba résultat am confirmé am na beneen circuit bu mu koy duggal daal di ko fay jaareel. donc dafa am procédure yu ñu tëral yoo ci xam ni dañ koy topp rek. maanaam chaîne la daal. chaîne la waaw daanaka chaîne la selon li nga jànkoonteel bu ci nekk am na fooy jaar selon li nga jànkoonteel. gestion Covid bi ci Sénégal yéen urgentistes yi noo leen ko jàngatee ñenn ñi dañ ñi politique yi jiitu jël médecins yi wekk ci ginnaaw tandis que contraire bi la waroon doon c'est vous les médecins yéen a waroon nekk au devant ñoom politique yi ñu nekk ci ginnaaw yéen ngeen décider tey booy xayma gestion bi lu ñu mën a wax. ñun suñu organisation ASMI on est apolitique donc daanaka loolu ñun comme jàngatuñ ko amuñu ci ay réponses liñ mën a wax mooy li ñu def ñun sur le terrain ak li ñuy jànkoonteel sur le terrain mais quant à politique yi jiitu wala jiituñu mënuñu ci wax. liñ mën a wax que ni c'est-à-dire analyse bi mooy gestion Covid bi tey bu ñu la doon wax nga analyser ñu ko au Sénégal est-ce que c'est une bonne gestion. li ma mën a wax dans notre domaine nous urgentistes mooy que ni est-ce que ñun am nañ ay jumtukaay est-ce que am nañ ay procédures yu ñu tegal est-ce que wax nañu lii ak lii fi ngay jaar est-ce que am na chaîne bu ñu établir est-ce que am na procédure bu ñu établir ba nga xam ni malade bi de A fu mu munti nekk ci Sénégal am nañ suivi ci loolu. donc ñun ci loolu lañ mën a gis loo xam ne administré wuñ ko wala nekkuñu ci par exemple ci administration wala nekkuñu ministère de la santé wala nekkuñu ci ñi nga xam ne ñoo am pouvoir de décision yi ñun mënuñu ko gis. est-ce que am ngeen ay jumtukaay. ay jumtukaay waa daanaka parce que urgence moom. parce que urgence yi buñ ne urgence Sénégal. nee nañ matériel bi également ça manque déjà. bon ñun ñi yëngatu ci Covid ak ñi yëngatu sax c'est urgence laay wax globalement jumtukaay yi ñuy am mooy ñu war a am ci urgence bépp urgence boo dem muy ñi nekk ci secteur public muy ñi nekk ci secteur privé. bu dee lim gi tam doyu leen. bu dee lim gi doyu leen. lim bi ni ma ko waxee léegi mënagul doy. kooku moom faut pas se leurrer c'est pas parce que corona bi ñëw na wala neneen que dinañ toog ni waa lim bi doyul parce que lim bi doyul woon depuis avant mais lim bi li ko tax a bañ a doy aussi c'est que spécialité bu ndaw la mu ngi doon commencer ça fait 2010 la commencé tamit spécialité bu metti la peut-être que jeunes yi léegi dinañ peut-être xarañ ci ñëw ci dugg ci surtout buñ peut-être defee yeneen changement indi yeneen coppite mu nekk spécialité mu am reconnaissance ak yooyu am na ñu ko def daanaka après defi beneen spécialité parce que yu bëri mu ngi ci il faudrait nga mën a muñ lu bëri mën a nangu lu bëri et puis horaire yi dafa metti liggéey bi dafa diis. parce que vous travaillez tout le temps sous pression comme ni ko Ibou waxee. sànq waaw liggéey bu jàmp koo xamante ne si ndax ki nga xam ne moom moo ñëw urgence xëy na jàpp na ne que ne moom bosam ku egg si urgence da nga yaakaar ne man sama bos moo gën a metti le keneen lu tax ñu jël kii bàyyi ma tout le temps loolu moom mooy nekk jafe-jafe yi ak askan wi ñëw naa urgence jëluñu ma jël nañ keneen ku nekk daal foog nga ne man li may indaale moo gën a diis keneen ki li mu indi. waaw loolu tamit comme ni ma ko waxee urgence moom da di spécialité boo xam ci ay procédure rek lay law c'est-à-dire mënoo xëy rek ni man nii laa ko sentiree nii laa koy def lu ci nekk am na procédure ba ci urgence boobu ngay gis hôpital dafa am nu muy doxalee maanaam dafa am tri tey yow loo ñëw xalaat ni sama urgence moo gën a kii yow codé nañ la ba pare. am na bu vert am na rouge am na jaune tri la daal maanaka ku nekk am na ay codam donc ki ñëw salle tri même li ñu naan infirmier d'accueil bi xam na trier na déjà ay malade am. rouge moom mooy ki gën a sonn vert mooy wala. waaw noonu la c'est urgence yi ni mu nekkee absolu ba ci relative ba noonu lañ koy codifier daal daanaka. c'est que sama maam sama tante bi dem hôpital moom xamul vert jaune rouge xamul lu mu xam. ñëw na 5 heures du matin ki ñëw 7 heures lañ njëkk a jël c'est-à-dire loolu mooy indi souvent coow yi ci accueil urgence yi. waaw loolu xam nga par exemple personnel bi fa nekk bu ñu amee déjà surcharge de travail war a def déjà seen liggéey war a gérer yoo xam ne cas yu difficile mu ñu fa nekk tamit loolu il faut population bi comprendre ko di dalal ku nekk dalal di nga ko def boo jàkkaarloog malade di ko wax mais mënuñu nekk ku nekk di la dalal naan la ah yow kat xaaral kii moo gën a sonn wala nangam pendant ce temps il perd du temps les urgences c'est une rapidité et une efficacité
dafa war a gaaw ci li muy def donc ki mu war a gérer daf ko war a gérer amagul malheureusement par rapport ak ñi nga xam ñoo ngi ci yeneen structure wala ñoo ngi ci consultation classique boo xam ne am nañ temps wax ak ay patients wala am nañ temps génn sax rassurer nit ñi def leen ndànk fil baa ngi gaaw loolu urgentiste bi amu ko. question de vie ou de mort la en fait. waaw donc temps boobu mënu ko perte ci def leneen wala di rassurer population bi li population mën a xam mooy que ni ku ci nekk bu nit ki ñëwee ba toog bay def métier urgence am c'est pour wàllu nit ñi donc amul benn intérêt di def favoritisme li ci nekk mooy moom procédure am lay topp di codifier quel que soit le patient ki gën a jàmp lay jël toppale ci ku mooy jàmp ba ci ki nga xam ni néew na wala mënoon na dem sax consultation générale mu mujjee kooku. mais am na lu leen di jëwee mooy nit ñëw ak maladam bala ngeen koo seet ngeen ni ko indil nangamu xaalis te fekk la mu yor ca poos ba doyul mais moom mi ngi waaj a sukuraat sax boo moytul mais yéen da ngeen koy sàggane loolu ñuy teg seen ndodd lan nga ciy tontu. comme ni ma ko tontoo sànq ci procédure ministère yi am na yoo xam ne ñun buñ ko jànkontewul mënuñu koo évaluer. Ça, c'est le volet parce que administratif, c'est le volet en fait. administratif encore. C'est pas le volet le médecin il est pas là il prend pas d'argent loolu dañ ko sax tere. ci ay charte yu ñu tëral ba nga mën a def métier boobu dañ ko tëral ba pare dañ ko tënk ba pare donc ci charte yooyu mu mënoo fa sax taxaw di wax waxi xaalis parce que du yow yaay gérer et encore une fois dina ma jaaxal parce que dans beaucoup de structures publiques laay wax nag yaa nit ñi buñ ñëwee daanaka c'est comme dañ naa la waa dem naa CTO dañ ma laaj sama pièce wala pièce u parent man dina ma jaaxal parce que urgence yi en général da ngay ñëw joxe sa pièce ñu jox la benn fiche jox la benn numéro boobu ala kulli alin saa yoo ñëwaatee ci hôpital moom ngay fonctionner mun ma sax du ma lim parce que ay CTO HPD ñoom ñëpp dañ koy def donc boo ñëwee lépp lu nit ki soxla dans l'urgence ba ci scanner ba ci lenn dañuy pousse daw une fois que le parent a pris la fiche immédiatement médecin mi lu ñuy def mooy moom bind na déjà rédigé na def na ay prélèvement yóbbu na ko daw na yóbbu na maladam mu ngi lijjanti pour am diagnostic am rapidement bu dee day yéeg bloc mu yéeg bloc bu dee def leneen mu def leneen bu dee dafa am geste bu muy def c'est ça c'est pour soulager le malade mu def ko ci saa si parce que ay saalu sauve li ñu naan genre sauvetage la comme lii de Réa ñoo ngi ci biir service urgence yi donc pour loolu la léegi soxna Khadija baal ma am na leneen lu ma bëggoon yokk ci li Mor wax léegi aussi da ngay gis malade bu sonn lool nga dem CTO par exemple ñu ne la demal principal nga dem principal ñu ne la demal Dantec ci koo xamante ne dafa sonn loolu tamit yéen en tant que urgentiste lan correction ngeen ci mën a indi parce que yenn saa yi ci évacuation yi loolu di musiba bi di amee yenn saa yi waaw loolu je pense que yomb na te pourtant communiqué ci nañ ci peut-être que ñenn ñi jotaguñ ci mais wax nañ ko waxaat ko nit ki déjà bu amee benn jafe-jafe boo am même bu dul woon avant corona 15 ngay woote nga wala nga woo beneen service d'urgence bu la neexee dans le privé même ki ci privé boobu ak ki ci public boobu wala ka nekk ci centre de santé bi yow l'essentiel na nga dem ci personnel de santé kooku même centre de santé bu xamee ni malade bii ma yor dafa war a yéeg ci pyramide bi maanaam dépassé na sama niveau man awma moyen centre de santé day woote 15 mooy régulation médicale maanaam moom mooy xool place yi fu mu nekk ak kii kat lañ ma wax la ma médecin am wax ni lii ak lii la amee fii la war a dem daal di woote yooyu daal di place bi am na tel kii soit ñun ñoo koy jëli wala daw leen indi ko mu ngeen yóbbu ko tel lieu tel accepté na place bi yóbbu leen ko foofu buñ dee def loolu ñi duñ nekk di wër place parce que normalement malade bu sonn waroo ko yenu di ko yóbbu ci ambulance di ko fu ne nga taxaw fa régulation bi ça concerne tout le monde sapeur pompier day woote ñëpp dañuy woote donc il faut que nit ñi jàngat aussi woote 15 wala ñu jege ci structure boo xam ne moom bu defee premier bilan am médecin bi dina ni lii kat ça dépasse ici donc maa ngi woote fee muy public muy privé muy centre de santé muy district fu mu munti poste de santé fu mu munti nekk appel yooyu yëpp day jaar ci 15 ci régulation médicale soxna Khadija léegi xëy na Mortala buñ ñu ko mayee rek ñu dellu si waat ci Covid bi ndax yaakaar naa ne moom moo waral waxtaan wi yéen tey bu ngeen nekkee di dund ay jafe-jafe ndax wax nga ko sonn ngeen physiquement sonn ngeen mentalement sonn ngeen moralement coono bi mu ngi fi yéen a ngi koy dund daanaka ata ngi nii ngeen di dund ak moom mu metti lool ci yéen metti lool ci seen njaboot bu ngeen jógee hôpital wàcc liggéey 24 heures fanaan coono bi ngeen di ñibbi gis ne askan wi am na ñoo xam ne takkuñu masque yéeguñu ne Covid mu ngi fi xooluñu dara ngeen di gis ay rassemblement qu'est-ce que vous ressentez lan ngeen di yëg da ngay am envie bàyyi da ngay am dans ces moments là comme naka ngeen di dundee waxtu yooyu déception surtout et dire que li ñu tax a communiquer tey ci ASMU et dire que peut-être que dañu war a def suñu wàll ñun tamit wax parce que dañuy reprocher que ni souvent médecins yi duñu wax des fois aussi métier bi moo ko laaj parce que comme ni nga ko waxee yaa ngi sonn tas yaa ngi war a dem sa kër am nga yeneen yooyu gérer aussi sa côté social donc et même tàmmuñu di nekk ci média donc peut-être que dañu naan nañu xoolaat dinañ am déception bu bari
bu metti sax mais dañ naa nañ xool nan lañ mën a def peut-être pour ñi déglu pour ñu dégg peut-être que ñun bu ñëwee témoigner wala wax ci nit ñi dinañ xam ne lii kat am na du ay caaxaan. parce que même ñoo ngi doon gérer yeneen maladie amoon na fi nit ñi di ko gëm que ni am na donc pourquoi pas ñu wax ci lii ñu xam ko ñu communiquer. yaa ngi wax mu ngi wax defe naa sax ci wàllu témoignage yooyu tey mu mel ne waxuñu ko mais corona mu ngi def ay drame da ngay dugg ci benn kër mu xëy ci diiru juróomi waxtu ci diiru juróomi fan juróom benni fan mu faagaagal fa ñaari nit wala yenn saay sax lu ko ëpp te loolu duñ ko wax. corona bi chiffres yi mu ngi tegu comme ni ma ko waxee sànq li gën a metti mooy que ni cas yu grave yi mooy faral di gën a bëri instant bi nii te loolu defe naa li nit ñi di yéex a dem la wala nit ñi peut-être que li ñu wax li ñu communiqué ci maladie bi yëpp dégguñu ko wala xamuñu ko comme ni ma ko doon waxee am na ñoo ci xam ne peut-être dañuy xalaat ni màgget yi ñoo mën a def cas grave donc c'est pas la peine may sonal sama bopp je suis jeune jarul may sol sama masque wala jarul may nangam donc dañuy nekk ci erreur ak déni yoo xam ni waaw on a des cas graves jeunes dañuy faral di ko gis surtout que ku nekk am na ñoo ci xam ne am nañ ay jàngoro yu nekk ci ñoom ñenn ñi xam nañ ko ñenn ñi xamuñu ko donc loolu waa ay comorbidité comme ni ñu koy wax maanaam ay yeneen xeetu jàngoro yooyu yoroon sa yaram ci boppam donc yooyu day fa tax boo amee corona mu lay développer le cas grave boobu. waaw yow madame pour ñi bëgg a xam. xam nga am na ñu bëri ba léegi Astou wax na ko dañuy jute ci maladie bi pour nga leeral ñu cas grave. ak maanaam ñi nga xam ne dañoo sonn nekk hôpital. jafe-jafe yi ñuy dund nga expliquer ñu rek ambiance bi yow boo ko gisee nga wax ñu un peu décrire ñu yow ba nga ko njëkkee gis nan la def. bañ ko njëkkee gis boobu corona moo ngi tàmbali c'était suñu cas grave bi njëkk ci structure bi may liggéeyee parce que comme ni ma ko waxee ay procédure la dafa am ay critères maanaam dañ naa am kii dafa am lii donc lii moo tax mu nekk cas grave donc ñu amee détresse respiratoire comme ni ñuy waxee di jafe-jafe nooyi donc ñu dem jëli ko donc bien sûr une première fois feebar bu jugagum nekkagum ci monde mi nga koy dégg gisagoo ko c'est toujours un peu stressant pour yow muy dem war a sol équipement war a sol EPI war a tàng ci biir donc c'est déjà difficile mooy boo eggee ba gis malade bi am jafe-jafe nooyi di comment dire il faut nit ñi xam aussi ni ñuy appatee ak nit ki ni dënnam di jugee ak yeneen ak yeneen war a soxla assistance ngeen jël ko yóbbu ko wala ñu branché ñenn ñi yegg ba ñu branché la nelawal la branché la ci machine moo remplacé say xëtër moo lay tax a nooyi donc loolu yëpp ay jafe-jafe la c'est des terminologies techniques ak leneen lu ñu soxla ak yeneen ak décompensation maanaam complication xaw ma koy tënkee ci wolof yi ci mën a am yu ci mën a jur ba ci ay insuffisance rénale maanaam sa roñoo yi di yàqu wala yeneen ak yeneen donc loolu yëpp c'est des trucs techniques mais li population bu war a xam ni boo eggee stade boobu ku ne grave rek xam ni ay complications mën na fa law mun nga mucc comme mun nga bañ a mucc moo tax toujours ñuy war a fagaru balaa di yegg foofu parce que loolu daanaka li muy laaj bëri na buñ ko xaymaa ci xaalis tamit li muy jar bëri na metti na ba pare tamit mën nga ci rëcc comme mën nga ci bañ a rëcc. te boo ci rëcc tamit dina la bàyyil yenn jàngoro ak yoo xam waaw am na yu muy bàyyi yenn séquelles c'est tout à fait ça dépend ci bi ñu defee scanner bi bu njëkk bi lésions yi ñu gis lésions yi fa des contrôle yi lésions yi fa des maanaam yooyu yëpp ay fibro ay terminologie technique la mënuma ko tënk ci wolof donc effectivement am na ñu ciy bàyyil ay séquelles. ñoo ngi jàngat toujours di xam nag après évolution bi mais comme feebar bu bees la yooyu yëpp génnagul mais en tout cas am na ñuy ciy amaale ay séquelles loolu moom leer na. kon daal li ñu mën a jàpp comme ni ko Mortala waxee nanu ko xam jàngoro ji am na ñu muy rey am na ñu mu tëral hôpital. am na ñu muy rey am na ñu mu tëral hôpital am na ñu ciy mucc maanaam cas simple la plupart en général am na ñoo ci xam sax seen symptomatologie du bëri wala niñ ciy am ay mettitu yaram mettitu kii ñenn ñi xët bi sonal leen cas bu nekk am na. mais li ñu war a xam mooy loo mënti yëg sa yaram loo njort ni man kat pas même ci période sedd bi ay soj na ak sojuma demal juste approcher sa district niñ ko diviser procédure bi leer na ku ci nekk par rapport ak fi nga dëkk am na district boo xam ne mën na la tester gratuitement wax la sa résultat lan la donc na nit ñi di bàyyi xel ci loolu bu ñu ko xamul nañu woote 15 wala ñu woote 19 wala ñu woo képp koo xam ne même ki leen médecin bi leen doon faj bu ko woowee dina ko wax procédure bi lii la jaaral ci lii wala defal nii. au moins ñu xam seen statut lan la. waaw Astou côté boobu est-ce que je me dis que souvent communication bi dafa xaw a des. parce que ñu bëri tey ragal nañu dem ci structure yooyu nga tudd leen ngir ñu tester leen beneen bi mooy est-ce que jotul tey xaw ma CTE ngeen koy wooy ou pas. ñu convier presse bi ñu même bu fekkee bu ñu noppee dañuy fulute ñi nga xam ne ñoo fa tëdd mais ñu am benn loo xamante ne nañ ko woon askan wi parce que même moment bi ñuy wax ak yow léegi
am na ñoo xam ne gëmuñu feebar bi donc jot na ñu dem ci yenn structures yi wane maladie bu ko defee ñu fësal ko ci chaîne de télévision yi par exemple gën a attirer attention. maanaam daal li ñuy wax weddi gis bopp waaw voilà. bon loolu moom duma ci dugg ndax seen rôle lay doon boobaa yéen a war a approcher structure parce que c'est des accords. ak tamit nit ku nekk ka bëgg ñu filmer ko ka bëggul ñu filmer ko. ak tamit milieu de réanimation milieu bu sensible la. microbe war a fa dugg dara war a fa dugg donc loolu yëpp c'est des procédures yu ñu war a tëral ñoom pour xam ne lii est-ce que mën na nekk est-ce que mën nañ tënku li communication bi laay wax est-ce que jotul ngeen. communication bi man je pense que tamit nag au début de la maladie quand même chaque fois on voyait les spots du ministère on a vu affiche yaa ngi woon partout dans Dakar dans les régions ñi ñaa ngi ciy wax ñoo ngi wax wane nañ ay régions yoo xam ne sax defar nañ seen kiiwu bopp pour mën a raxasu bu local ak lépp donc man je pense que peut-être que nit ñi dañ dem ba en un moment parce que quand je vois que bi ñu def couvre-feu ne nit ñi respecté woon affaire yi ni ñi doon takkee masque ci biir Dakar comme ni mu ko waxee boo génnee di circuler yaa ngi gis nit ñi ku ci nekk di moytu di takk masque di déglu li ñuy wax tamit mais man je vois que peut-être que y a une réduction par rapport ak ñi ngay gis alentour par rapport ak ñi ngay gisee mbedd mi nga dem ci yenn structure nga gis benn lii benn je sais pas centre commercial la wala supermarché bu rëy la boo xam ni peut-être ñenn ñi takk nañ ñenn ñi takkuñu ça dépend rek ci bu structure bi ñëwee exiger ko à la porte da ngay gis nit ñi respecté ko mais si c'est pas le cas duñ ko respecté donc loolu aussi man je pense que responsabilité ku nekk la ku ci nekk am nga sa kër même boo dëkkee yow kese wala ñi c'est une minorité am na ñu dëkk ak seen i parents am na ñu dëkk ak ay màgget seen i maam ak ñeneen ku ci nekk sa responsabilité non seulement pour yow mais pour aussi bàyyi xel ñi nga dëkkal muy say waajur muy say grands-parents muy képp koo xam ni sa maam ak ñeneen nga xam ne déjà dañ am yenn âge yi ñii dañ amee asthme ñii dañ amee diabète ñii dañ amee même jeunes yi nga xam ne seen yaram dafa ëpp ak yooyu yëpp c'est des sujets à risque donc loolu ku ci nekk dafa war a am devoir am responsable ni non seulement bu ma lor sama bopp mais bu ma lor keneen ki donc y a ça aussi respecter mesures yi ñuy wax distanciation bi bàyyi aussi dem ci xew yi parce que on voit que récemment Sénégal nit ñi dañuy organiser ay xew di ca dem waa di dem ci dëj yi wala kii naan la ma doon sang néew bi nangam ak nangam commencé tiit donc balaa egg ci stade boobu yëpp nañ moytu fagaru mais est-ce que loolu tamit xew yi jigéen ñi ñun amuñu ci wàll ndax nag maire bi danaan la noo tey damay dem xew nga ne ko noo mënoo dem mun la mënta ñàkk ndax diw ba ma xewee dafa teewoon waaw c'est ce que je dis sénégalais bu nekk dafa ci war a def appel ci responsabilité boppam dafa war a xam ni kat man xew bii xëy na bu ma ca demee bu ma ca demul du ma wàññi dara ak tamit kii woote xew ci waxtu yi waa ak kii woote xew parce que li ma wax rek bañ ko organiser bañ ca dem boo organiser wul xam nga xew du am boo ca demul tamit doo fa jëlee dara parce que doo jànkoonteeg ay nit donc il faut que nit ñi indi seen sens de responsabilité daal ni man kat lii jàngoro bi mu ngi fi mu ñëw na xëy na dina am en tout cas pour le moment amagul garab xëy na dina ami garab mais pour le moment comme amaguñ garab nañ def li nga xam ne fagaru ça me coûte rien moytu quelque temps ça me coûte rien yàgg naa dem xew ma demul bii du ma lor donc naa toog sàmm sama bopp sàmm ñi ma dëkkal. yow bi mbas mi démarré ba léegi demoo xew. mbas mi mu démarré ba léegi na wax. est-ce que tal parce que tamit mënoo nekk ci benn. digle sangu ba pare. waaw di digle sangu tey doo sangu. ba pare nekk ci. comment dirais-je situation boo xam ne ñu ci gën a bëri demuñu ci congé noppaluwuñ ci ñeen ñi dañ feebar ñu isolé leen bëriwuñ ba tey mais isolé leen daal di ñu wér doog a ñëwaat continuer seen liggéey continuer seen rythme bu metti ba pare am nañ yeneen feebar yu ñuy jànkonteel yoo xam ne du Covid kese donc mënoo nekk ci situation yooyu am sa liberté bopp am sa vie ku ci nekk am na vie sociale am ci médecin urgentiste yi ñoom ñëpp donc am na yeneen ak yeneen yoo xam ne tamit du la ko may sax en temps normal bu ñu waxul sax waxi mbas mi waxuma laak nag instant bi foog ñu laaj ko réew mi mooy li xew principal la personne covidée bi ñu dugal ci maanaam salle de pédiatrie nga xam ni foofu la ñuy kii xale yi yéen aussi amul leen est-ce que amul leen benn responsabilité ci mën a def xàjj ak seen ci ñi feebar ak ñi feebarul parce que fi ñuy fajee ay xale nga dugal fa ku malade yow yaay indi sax jafe-jafe hôpital buy indi ay jafe-jafe la wala. loolu je pense que principal moom yoon na service de presse am moom moo ci def communiqué mooy rectifier parce que toujours xam nga des fois da ngay dégg ci presse bi rek def nañ lii def nañ laa après moo am tollé fekk ni bu ñu demee ba saytu ni mu demee sax demeewul noonu comme temps li ma wax temps normal service d'urgence mooy accueil hôpital day bañ na ko ba dañ SAU dañ koy mooy service d'accueil des urgences donc service d'accueil des urgences dafa am ndaw bu ñu fa teg boo xam ne mooy def tri principal depuis pandémie bi commencé. tri boobu doon nekk ci biir saalu tri bi sax nekkatul dañ teg sax agent ci buntu bi
raw nañ sax teg médecin teg infirmier médecin lañ teg mais comme je dis je suis pas là pour défendre HPD yor nañ seen kii wu bopp mën nañ défendre seen bopp mais pour dire que yenn yi mënul am li ma ko bëgg a laaj parce que boobu ak léegi ñu ngi ne volume de travail bi yokku na coono bi gën nañ ko sentir mais mbaa sentir ngeen ko ci wàllu payoor bi seen poste. ci wàllu payoor je sais que 6 premiers mois yi état du Sénégal da doon fay képp kuy agent de santé da ko doon jox des benn prime Covid pendant 6 mois et c'était je pense que ministère de la santé moo ko tëraloon respecté na ko ci délai yi mu waxoon donc à partir de après 6 mois yi mënu ma wax ni parce que aussi Covid bi wàccoon na bu ñu fàtte loolu Covid bi wàccoon ba daanaka ñi naan léegi mu jeex naag jeexul donc depuis lors amatuma lu ma ci déggaat. mais SAU yi population yi souvent ñun lu ñuy am comme xibaar dañuy ñaawlu ni ñu mel parce que soit surtout guddi gi da ngay dem prise en charge bi du demee noonu et puis il paraît voilà stagiaire dafay nekk bon kooku c'est la pensée sénégalaise nga leeral ci tuuti parce que guddi mu quand même nit ku feebar guddi jaaxle na mais bu ñëwee ci SAU yi mooy nga service d'accueil et d'urgence ci yenn hôpitaux yi ñu som Sénégal lañ nekk comme ñëpp tey jii par exemple voilà loolu nga xam ne nit ki déjà xalaat na ko ci hôpitaux yi mais ñaareel bi lan ma war a doon taxawaayu ñooñu ñu fay fekk surtout ci guddi gi ak stagiaires yi ngeen koy yóbbu. comme ni ma koy waxee rek xam nga structure bari na ci dëkk bi mais urgence dafa am procédure encore une fois ma répété waat ko dafa am nu mu tëree garde yi la plupart sax bu mënoo dem urgence fekkoo ko fa benn médecin bu nekkul de garde mënul nekk. parce que selon sax nu ñuy tourner kii di tourner 24 heures kii di tourner 18 heures maanaam kii ñu koy relayer à 20 heures kay def 20 heures ba 8 heures kay def 8 heures ba 20 heures service bu ne am na nu muy fonctionner donc bu ko nit ñi di def ak tëral ko ci seeni service yow doo ñëw nekk administrateur u benn hôpital tëral say urgence di fay say médecin ci loolu noonu di leen fay seen garde di leen fay seen salaire ba pare ngay accepter ñooñu du ñu sax absenté ku ci waroon amoon sax ngantu day échanger keneen donc loolu idée reçue la wala pensée reçue la maintenant lépp loo xam ne mooy ay CHU mooy centre hospitalier universitaire maanaam ay ndaw yoo xam ne dañ nekk ci faculté de médecine yi war a def ay stage foofu forcément dañuy def seen stage ñi nekk réanimation ñi nekk médecine interne ñi nekk pédiatrie ñëpp a ci yem ba ci ñi nekk urgence ka war a stage da ngay stage dafa am garde yoo war a accomplir da nga am cahier de charge boo xam ne ci sa stage loolu lay topp da nga war a stage mais am nga sa médecin bu nekk à côté di la woon et c'est pas toi qui gère c'est le médecin qui gère et loolu c'est dans n'importe quel CHU même médecin bi nga xam dafa titularisé am na supérieur am hiérarchique maanaam am na interne am na ancien interne am na maître assistant am na assistant am na lépp ba ci professeur am d'accord professeurs yi ci boppam gis nañu que ni dañuy astreinte ñi nga xam ne ñooy chef de service dañuy astreinte maanaam même buñ nekkee ci hôpital ba yenn heures yi même buñ demee seen téléphone du fay parce que jour boobu moo nekk astreinte lu la jaaxal moi il m'est arrivé d'appeler mes chefs de service à 3 heures du matin ils répondent à X time ils répondent parce que loolu lañ leen sas jour boobu moom moo nekk astreinte moo war a def donc nit ñi nañ xam ni que ni procédure dafa am c'est comme yeneen service yi nga xam ne c'est technique service bu technique ba tey comme Sénélec ak yooyu day am toujours ay garde day am ay rotation day am ay astreinte day am ay permanence quoi. donc loolu mënuma ko expliquer lu dul neneen mënuma ko tënkee lu dul loolu nit ñi xam ko maintenant nag lu nekkul sa domaine xëy na ignorance la doo ko ci xam doo ci gëstu doo ci da ngay am ay idée reçue toog ci mais na nit ñi di jéem a gëstu wala di jéem a xool wala di bu émission yi amee wala bu yeneen amee wala bu reportage yi amee ñuy xool di xool li ñuy gis parce que mënoo jël un malade par exemple nekk sauvetage wala nekk kii nga war ko choquer wala yaa ngi kii branché ko ci machine malade boobu surveillance H24 la d'ailleurs dafa limité sax malade yi nga war a surveiller dafa limité par médecin donc du doon loo xam ne nit ñi dañ koy caaxaane wala di ko focc wala duñ fa nekk nit ki nag comme j'ai dit mën na nekk ci urgence tëral leen li ne nañ xaar loolu ba ma pare ci malade bi nga xam ne il est délicat bu ma ko sauvé wul day dem loolu du ñàkk waaw xëy na xoj nañu allo taw bi urgence daf ñu allo urgence voilà allo présidence ñu dem fekk c'est urgent ayca soxna Khadija Sall ci kanam tuuti ñu dellu soir xëy na bu ñu amee buña jox ko gars yi ñu jël ko waaye laata loolu dañuy dem allo présidence fer bu xarak équipe am dellu si waat